nga notion de différenciation. C'est important. Mais comment différencier une absence de conscience et le sommeil profond de la conscience? L'absence de conscience, elle est choisie. Le sommeil profond de la conscience, elle est subie. C'est très important. Parce que xam nga dañuy wax animal l'homme animal nangam ak nangam mais lan moo tax loolu parce que yaram mën na fa nekk xel mën na fa nekk ruux sax mën na fa nekk waaye problème mooy noyau bu fayee liaison bi war a am entre trois yi doxul fonctionnement bi war a am entre trois yi doxul yaram dootul def différence entre li ma soxla ak li ma bëgg xel dootul def différence entre lii logique la lii du logique ruux interférence lay am dootul jotati ci xol dootul mën a jot xel kon moom it communication am ak moo ba waaye sauvetage am du ko mën a def là on parle de l'homme animal une brute épaisse xamul lu dul moment bi xamul lu dul léegi xamul lu dul léegi laa xiif xamul lu dul léegi laa mar xamul lu dul léegi laa bëgg lii nii foofu logique duggatul moral duggatul dara duggatul c'est un animal enragé qui n'est intéressé que par sa propre soif kon nag foofu nit sàggan ba àgg foofu loolu mënul nekk rek lu xëy rek am tayeef la tayeef goo gis nag sanction dana am parce que propriété divine la nit moomul boppam propriété bi ko yàlla jox la sàggane boo demee nag ñu posé la amende sa problème la moo tax dañuy wax rêve ou illusion. C'est quoi l'impact sur la dimension mentale? bon xam nga dafa yomb dégg ndax ki nga xam ne tey jii dafa tëdd gis ak ki toog xalaat ni man tey lii lay gént gis nga foofu la affaire bi nekk c'est vrai nag dana am élément yoo xam ne ci sa biir journée wala ci sa biir pensée wala yu mel noonu mën na am impact nag léegi ci boo tëddee li ngay gis mais l'essentiel mooy bul ko dénaturer dans le sens où bul xëy ne bon gis naa nangam waaye bu nekkoon lii mooy gën a neex loolu fabrication la li ma jaaxal ci loolu nag mooy ki nga xam ne léegi jàpp ne bu fabriqué ba pare mën na ci nax yàlla c'est ça ndax dëgg xas na ba teg yàlla dëgg gi la yore nga ñëw ne da nga koy nax ne ko noo demeewul nii la demee dina doy war de te xam nga yàlla sax laa wax waaye ñi yàlla baaxee boo yaakaaree mën nga ñëw taxaw ne leen bon nii la demee xam nga dañ ciy waxtaan ak Pape Cheikh Sarr mi ñuy waxtaan ci perception ma ne ko pourtant est-ce que xam nga ni mag ñi li tax wax leen lu dul dëgg jafe mooy gis nga nit bu taxawee seen kanam les 3 premières secondes xam nañ ni ki ci kaw ba ci suuf yi ko composé li xelam di fonctionner yan outils la ko yàlla jox lan la mën lan la mënul mais mieux que ça à gauche lépp li jot a jàll ci dundam tout son passé nii seen kanam à droite lépp luy ñëw ak point d'intérêt yi fan lañ war a mën a intervenir léegi kan moo mën a yore loolu pare nga naan don xaaral ma ñëw kii dama koy këpp ndox mënul nekk. da leen jox fiche récapitulatif nit ki. exactement. defe naa loolu lay waral Cheikh Abdou Aziz Dabakh yin bi mu wax ci nit kuy wax sa xadis yonent bi dañuy gis ni leer bi génn sa gémmañ ñoom seen bët day jël loolu yëpp dañuy wax ni choix question de choix nit bu ko defee danaan xel bi mooy wax waaye dañ mel ni xol da si duggaale bien sûr loolu parce que déjà sax xol dafa bëri ay façon yoo koy déggee ndax xol en tant que tel maanaam xol bi nga xam ne waxuma sax organe bi mais xol bi nga xam ne foofu lu ruux rattaché bokkul ak xol biy sopp bokkul aussi ak xol biy bëgg ndax mbëggeel ak cofeel bokkul c'est une très grande différence parce que xam nga
ay mbëggeel ay nobel ak yooyu yëpp ay façon nax sa bopp la ay construction mentale la sa xel sa nafs mooy naan lii bëgg naa ko waaye comme xam na ni mënul nax xol ndax xol moom doxewul raison li ko ruux inspiré moom loolu lay doxal kon il faut que mu créer même stimulus bi même signal bi nga xam ni moom nga miin ci mu jóge ci xol googu nga xam ni lu mu xas ba dicté nit ki immédiatement amatul xel amatul xol amul dara exécution rek ndax fi mu jóge ci moom mu wóor mais mën a copier signal googu nag mooy wax ci bu ko xasee ba copier nag léegi nit dana jël loo xam ni mbëggeel la wala bëgg-bëgg wala xemmeemte la sax jël taf ko étiquette cofeel wala leneen mu yaakaar nag léegi lii mooy léppam ci lii la war a concentrer léppam ci lii la war a def léppam et pourtant da ko def dugg ci kàmbu yàqu parce que def différence entre différents signaux yooyu c'est très difficile surtout bu fekkee defoo effort bi tax nga mën a xam loolu ci sa bopp c'est un travail difficile moom c'est pas un travail simple parce que mën a xam nga li ñuy wax naan sa noon moo la mën a xeex waaye sa xarit moo la mën a trahir c'est le même principe nafs dafa bokk ci yow xam na ni ngay fonctionner ba pare kon nag mu mën a xool nan la lay dugalee ci kàmb daf koy yomb mais nag nit ki il faut mu mën a am un certain degré de recul il faut mu am benn tey gi tey googu moo koy permettre nag léegi mu mën a déglu ba xam parce que gis nga nafs boo seetloo ay façon yëpp dafa xumb nafs dafa xumb dafa bëri ay dugg fi génn fi def lu ne ruux dafa tey ruux moom na coow li bëri da yëg na la kay dugg fii mu jeex mais nag mën a xàmmee nag façon boobu moo jafe ndax xam nga malheureusement nit ñi xam nga da nga koy seetlu sax ci yenn question yi da ngay gis ko poser question nga xam ne problème am du problème mu compréhension question bi mais problème mu compréhension boppam la amul bay mën a comprendre question bi xam nag léegi éléments yi question bu nekk fii la wala fii la tàmbali wala fii la yam ce qui fait que problème am mujj gi lan la lii ngay tudd boo nee xel lan nga bëgg a wax parce que moom sax xamul fan la xelam tàmbaleeg fan la yam xamul fan la yaramam tàmbaleeg fan la yam xamul fan lu ruuxam tàmbaleeg fan la yam boo ko neewoon tey ji lan mooy ruux dalay xool dalay jox rek benn définition sommaire nii rek waaye du la wax ni exactement ruux lii la ndax musul jot ci moom gis nga yooyu yëpp nag c'est dommage c'est dommage parce que waxuma sax nit àgg ci yenn niveau d'évolution yi mais rien que communication entre ñett yi rek yar na ku nekk c'est extraordinaire. kon si éducation boobu noonu mooy waral soit nafs bi di conditionner xol bi wala xol bi di conditionner yaram bi kii nafs bi pas xol bi wala boog ban xol ngay wax ndax xam nga bu ñu nee xol comme ni ma ko waxee léegi xol biy sopp ak xol biy bëgg bokkul bëgg-bëgg ci xel la aju day mel ni tey jii nga ne nga gis ko la neex xam nga naxe bi fan lay commencer ba nga ko xasee ba bëgg da nga koo bëgg a bëgg da nga koo bëgg a bëgg gis nga xas na loolu xas na ba am gis nga processus mental bi nii lay demee boo xasee ba jël apparence bi da nga koy accrocher benn valeur morale bi ak benn personnalité bi ndegam sax nit ki xam nga ko gis nga à partir de foofu scénario am lëmm ngay bind kii non nii la mel nii la war a mën a mel nangam ak nangam bind ba mu mat bind ay téere sax nga xam nga problème bi fan lay nekk boo dajee ak moom melul noonu moo tax da ngay xëy bëgg xëy mu dem tegewul ci dara loolu li nga bëggal sa bopp ay Nobel ak yooyu yëpp même système bi la c'est juste que bu si nekk nag léegi ak longévité bi muy am mais yëpp ay façon illusion la mais lépp ci xel la aju xol bi sopp ajuwul ci yooyu yëpp xol bi sopp mooy li nga xamante yi moom mook ruux bi c'est une connexion directe moom mooy en fait ambassade ruux ci biir yaram xol boobu amul logique amul dara moom message la message bi xas na egsi moom jottale na ko pare na ci ay yëg-yëg ak yooyu yëpp fa lay dugg ay yëg-yëg ak yooyu yëpp fa lay dugg ce qui fait que moom signal bu mu xas ba jot da koy transférer wax ji mooy nafs nag léegi xam nga góor gi moo ngi koy jàppale ni moom xaritu rebelle yi la
gis nga foofu la problème bi ne nekk ndax moom day intercepter signal bi copier ko bu ko copier nag léegi moom suba xam na fan la lay jaar gis nga moo tax ne yar naf sa am solo boo ko yaree mu mat la compagne boo ko yarul mu yàqal la lépp c'est tout